salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum waa Ndar am nañu mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ñi nga xam ni yéen ay internet yu banlieue web ak Total Info fii ci Ndar fas yéene leen indil invité bu am solo di fàttali ni banlieue web ak Total Info ñaari site d'information yooyu dañoo am yéene fii ak élection yi di ñëw ñu def le tour du Sénégal fu nañu dem fa taataan la fa ne la fa xew situation socio-économique chômage insertion des femmes ak lépp lu làmboo foofu gaaral ko sénégalais yi waaye duñu yam foofu dinañu dékk suñu micro acteurs ya fa nekk ñooñ politique yi bu ko defee ñoom ci seen bopp ñu waxtaan ak sénégalais yi loolu ñu indi fi Ndar boobaak léegi juróomi fan dem nañu ci napp gi dem nañu interroger ñi yor santé ak yeneeni acteur ba démb def nañu benn débat boo xam ne dajale nañ ci acteurs yi fi ne ak ñenn ci ñooñ politique yi ba ci mouvance présidentielle tey nag comme ni ma ko waxee mu nekk tuuru maître Aba Talib Gueye xanaa rek ñu jox ko kàddu gi mu nuyoo ak sénégalais yi bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi monsieur Gueye bisimilah. jërëjëf maa ngi nuyu yéen ñi ma bokkal jataay bi mu di d'abord yéen ñi ma invité waa banlieue web ak Total Info di bëgg aussi ci initiative bi ngeen jël ngeen xam nga da ngeen di dem ci gox yi ak goxaat yi interroger acteurs yi interroger ñi bëgg wante tamit interroger ñi nga xam ni ñoo fay yeewoo ba xam lan lañu xalaat di profiter aussi ci loolu sama soppe yi nekk sama wet nga xam ne yéen a ko def de ndax bu leen bi ngeen duggee affaire bi ci internet bi ñu ci bari sax attaqué na man ne lu tax waxuñu ma ko mais ñii dañ maa sopp bëgg ma ba xam ne sax ñu ba ñu gis nga ñoo ñëwal seen bopp ndax mbas mi moo taxoon ñu bëggoon vraiment yamale ko ci sunu diggante rek di nag nuyu Ndar waa Ndar di ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëw ko suñu waxtaan wi yal na doon njëriñ ci Sénégal mais surtout yal na doon njëriñ ci Ndar. jërëjëf maître xanaa rek laaj bu njëkk bi intéressé ñëpp muy kan mooy maître Aba Talib ni ñuy dégg tey boo ñu mënoon a wax ci yow ci sa jëmm ji ci sa parcours fi nga jaar loo ñuy wax. waaw jërëjëf xam nga sama parcours mën naa ko wax wante may kan may lan loolu boo ko bëggee xam da ngay doxantu ci Ndar interroger waa Ndar fépp nag foo dem nga laajte maître Aba Talib Gueye te loolu tamit boo gisee ñu wax ko xam nga mën a ak mooma amul solo li am solo mooy yow bañ nga njëriñ nga amal dëkk bi ban njëriñ nga amal askan wi kooku nag yaakaar naa ni askan wi ci boppam ñoo ci mën tontu mais nag ci ñun yaakaar suñu digganteeg dëkk bi suñu digganteeg askan bi yaakaar naa ni day boo ci demee ñi nga xam ne danañ wax ci lu rafet ci lu baax mooy ëpp ndax nit ku ne nagam yonent bi moo nekkul 100 pour moom la ñu mu am ñu koy xarab estement ñu suñu jëm yu tuuti nii mais nag sama jaar-jaar ci boppam moom yomb na ndax bi ma jàngi fii laa jàngi ba am baccalauréat yàlla tamit def man bi may def baccalauréat egguma terminal première laa ko defee yàlla ci mbaaxam defal ma ko nag ma mi ak mention kon man defuma terminal Ndar laa juddoo fii laa màggee jàng première promotion école Didier Marie ñooy première promotion bi lycée de Gaulle après wax naa ba première ma def sama baccalauréat yàlla def ma at mi dem Cheikh Anta Diop waaw bi ma demee Cheikh Anta Diop fa laa amee sama maîtrise en droit option judiciaire choisir nag carrière bi nga xam ne moo ma gënal ci carrière yi moo ma dàqal ndax moom laay dund mu di avocat ci loolu nag laa ñibbisi Ndar bi ma ñibbisee Ndar bëgguma woon dégg politique bëgguma woon ku ma wax waxu politique ci laa jël door ci sport bi nag
ci booba dama doon militer ci Linguère ndax Linguère mooy sama équipe de cœur ci laa juddu ndax Saint-Louisien mi nga xam ne moo ko formé ak espoir presque pratiquement jour Saint-Louisien yëpp ñii samay nijaay leen ñii suñu koñ la dëkkoon fi ma juddoo kon nga xam ne donc dama tóor di leen di topp bi mu ñëwee nekk naa ci vice président bu ligue football bu Ndar après ligue football bu Ndar après président de la Linguère Linguère moom nekk naa ko président ñaari yoon te bu may calculer ëpp na fukki at ensuite ma nekk vice président de la ligue de football de Saint-Louis nekk président ligue football de Saint-Louis nekk vice président de la fédération sénégalaise de football bi Daouda Faye nekkee président ensuite nekk président de la fédération sénégalaise de football bi ma nekkee Ndar aussi xam nga boo ne politique yi saa yi du ma dem ci moom mu ñëw ci yow ndax feu Ousmane Masseck Ndiaye mi ngeen di dégg nga xam ne man du Ndar du ko noppee jooy moo ma copté woon en tant que membre de la société civile bi muy en 2002 bi le pouvoir libéral ñëwee bi muy jël mairie bi ma nekkoon aussi adjoint au maire ci loolu mun naa wax ne moo ma ci retenir parce que après action sociale yi nekkoon ak jigéen ñi ak di leen regrouper ak defe naa ñooñu demandé sax ñu plonger ci politique en nous disant que du dara lu dul jëriñ sa gox te comme que yaa ngi fi si yëngatu sa profil day baax na ci Ndar kon yëngatu ci lii daal mooy li nga xam ne moo ma ci boole. Actuellement nag je suis encore adjoint au maire astafurlah je suis conseil municipal ci mairie actuelle bi nga xam ne moo fi nekk. Donc conseiller municipal nga ci mairie bi fi nekk tey monsieur Aba Talib buñ la laajoon yow ci sa bopp nga defal ñu une description donc de la réalité socio-économique fii à Saint-Louis santé pêche bi tey nan nga ñuy décrire de façon résumée li fi xew fii à Saint-Louis. waaw bu ñu seetoon ci globalement ci secteur yëpp mën na nekk ne Ndar day mag moo xam ne yaram bi dafa muuti moo di foo laal mu metti ndax secteur d'activité yi d'abord yi nga xam ne ñoo fi nekk doon mamelu économie Ndar muy napp gi ak tourisme bi dañu ndërmeelu ndax gis ngeen problème yu pêche yi ci nekk yëpp waxuñu sax ne problème mu embouchure bi nga xam ne rey na plus de 500 nit pêcheurs Ndar yi fii ci Ndar amatul jën bu nu demee Mauritanie ñu nangu jàppale nangu seen gaal même fii ci Sénégal fu ñu ci mënti dem di napp ndax yàlla moo def boo nappandoog ñoom boo jàppee benn dana fekk ñoom jàpp nañu fukk lu yàlla di def la rek la ba xam ne kon ci wàllu googu fu nu dem ñu xatal leen ba xam ne tey jii que muy ci réew mi que muy ci bitim réew ci wàllu googu am nañ ci difficulté or moo doon poumon wu Ndar économique bi boo xoolee tey mbas mi nag loolu moom joué na ci lu bari boo seetee tourisme Ndar tey dafa ndërmeelu boo xoolee presque dootoo gis tourisme Ndar wante du loolu rek ndax bala ñuy loolu dëkk nit ñi dëkke ndax bari de quartier yoo xam ne boo demee tey jii Gannaaw Raay Jàmminaar ak yooyu boo doxoonte tagu ñetti at ba tey ma nga fa te foofu la gor yi dëkk nga xool difficulté yooyu am na ci zone yoo xam ne buñ fa nekkee tey insalubrité ba fa nekk amuñu courant amuñu dara nga xam ne seen dund gu metti la te wax naa ne quartier yi gën a défavorisé fa la nekk boo xoolee ci wàllu économie bi aussi Ndar ku fi juddu xale bu fi juddu retraité ndax nag defe naa ni dëkk boo xam ne amul usine amul entreprise yaakaar naa ne kat pêche ba tourisme yëpp ndërmeelu kooku da ngay créer rek ay chômeur mais créer wala te nag ci gàttal seetal rek
yeesaay fii yaabooy bi tuuru ba ñuy jaay kajo bi téeméeri dërëm danañ dem ba mujj sax di ko tuur te ñun Ndar ñoo fi dàq lekk thon ndax bari na ci guddi goo xam ne dañuy jëndi thon def ci boole ci salade boole ci pomme de terre yëngal mag ak new di ko lekk te yeesaay yi wax naa la li nga xam ne basam la muy yaabooy dañ koy tuur tey bu ñu fi defoon benn usine waxuma sax nombre de nit yu fa nekk ñu ngi fa mën utiliser mais dana yokk koom-koom fii nga xam ne ci dëkk bi boo xoolee ci wàllu sport la même chose boo seetee ni fii terrain de jeu booy dox ci biir dëkk bi pratiquement amul ndax fépp foo xam ne amoon na rek ñoom ñi nga xam ne ñoo war artu dëkk bi ñoo ko séddoo ba pare jox seen ak militant ak jox seen bopp ba xam ne boo demee tey marché yi duggal marché yi yow ak janax yi yéenay dàqante bu dee nawet da ngay sol kawas xam nga fii kawas yi mooy la mooy mbuus yi ngay takk sa tànk sunu hôpital bi boo demee tey jii ku feebar ci Ndar xam nga hôpital nga lan ëpp yaakaar daf naan la bu xawee lucide tuuti boo nee hôpital mu ne la bu ma yóbbu hôpital boo deful nang sax mu jekkali ko bala muy egg parce que c'est un hôpital qui manque de tout te pourtant Louga ak ay Mauritanie yëpp fii lan daan fajoo bu nu demee ba léegi yow da ngay feebar bay bëgg a dee ñu ne la kat dañ la war a defal rajo wala da war a defar scanner ñu ne la oto baa ngi nii yow yaay def essence dina leen naan léegi moom ak sa métit ba dem Louga pour ñu defal la nga dellu si lii de moo fi am moo tax ma ni secteur boo laal rek problème la nit ñi amuñu fu nu dëkk tuuti espace yi nga xam ne am nga buñ koy séddoo dañ koy séddoo bukki au lieu ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko soxla ñoom dañuy jël fi gën ba pare li ci des jël seen ay militants séddale leen ko. monsieur Guèye est-ce que loolu aussi du opposant bu maire mooy wax loolu. déet non xam nga man je ne suis pas un opposant xam nga lu tax opposant mooy xam nga ne da ngay aspirer dégg nga d'abord au niveau national yëpp bu pouvoir dekkee ni nga ne dama contre pouvoir bi man danaa la wax leen man Ndar laa faral Ndar mooy sama parti Ndar moo ma gënal ci Sénégal damay wax ni ñu déet man sama Sénégal Kumba Bang bii la yem mais nag mënuma c'est-à-dire dama koy sentir je le vis li nit doomu daal di souffrir dama koy souffrir parce que ñoo ko dëkk yooyu leen di matt bay matt problème yooyu damay vivre tey bu ma feebaree man mii hôpital la may yóbbu ñeneen ñi ngi fi dégg gi ñëpp ñuy wax di wax yëpp ña nga ca Ndakaaru tey jii bu ñuy pikiiru sax ci clinique yi la ñuy dem kon dama lay wax ne li may dund parce que fii laa nekk fii laa yeewu dama koy dund kenn du ma ko nettali man du ma dem ci doomu daal di dinaan leen lan ngeen war def nan laa leen war defaree seen dëkk man sama bopp laay pensé bu ma pensé sama bopp pensé naa doomu daal parce que fii laa dëkk kon li fi metti ak li ñuy souffrir ak li ñuy def ma ko parce que cet avenir c'est pas eux cet avenir c'est nous ñi nga xam ne ñu ñoo fi nekk. est-ce que léeg-léeg du dañuy jaawale en fait casquette ministre bu monsieur le maire ak casquette maire am parce que am na yu ñu bari ñuy dégg nit ñi di ko kaas par exemple di ci joxañ maire bi te loolu yëfi état la lu mel ne defal route lu mel ne bël bi par exemple li mu laaj loolu doole état moo ko àttan même assainissement c'est ONAS mais bu ñu jëlee lépp xëpp ko par exemple le maire est-ce que du dañoo jaawale casquette maire am ak casquette ministre am. waaw xam nga parfois yaakaar naa ni moom statut dafa am statut spécial boo xam ne avantagé na ka mais yeesaay mu xaw ko désavantage ndax bu nu demee ba nga wane ak nit ñi foog ak nga gëmloo ne yow parce que yow yaay goro président la ngay mën lan lay yombal ndax yaa ngi ci noppam dégg nga kaneen ku dul yow mënu ko kon d'une façon ou d'une autre bu fekkee ne yëf yi réglé wul foog nga am ci part de responsabilité te tamit ku yor dëkk yow yaa war orienté état yaa war wax ci état ba xam ne donc comme ni ñu waxee
bari nañ loo xam ne danañ wax ne sunu maire bi sama xarita de ku am cofeel laa ku ma respecté la ñu am relation yu baax dañuy wax ne moo gën puissance ak premier ministre ndax moom lu mu bëgg mooy am kon dañuy yaakaar ne fu mu cofalee nit ñi yeneen dëkk yi baddil Ndar loolu mooy tax yeesaay les gens sont un peu déçus ne kat ñoom ak fi mu toll première dame dëkk Ndar te président macha allah nopp ko lool ndax moom rek la am kon ñu yaakaaroon ne kon Ndar dana demee naneen leneen di moo di par rapport même choix yi ndax nit ñi bari na ndax yeesaay aussi xam nga bu fekkee ne la état bi def aussi nga defuloo mu leeral ne kii état bi la mais ñi la nekk sa wet bëgg lu la arrange ba yeesaay lor la mbubboo la ko ne yow yaa ko def te état bee ko def boobu nag nit ñi aussi dañ lay comptabiliser par rapport ak nan lañ ko defin ndax bari na ay chantier yoo xam ne fii li ci ëpp ci chantier yi ay chantier wu état la mais bu nu leeraloon loolu wane na kat lii kat moo ci responsabilité maire bi parce que maire bi lii rek maire bi dana doxantu pour dem seeti ka rek parce que comme que ci dëkk bi la pour xool nañ koy defar baaxalu mais c'est pas parce que maire bi ko def kooku buñ ko defoon def la part des choses yaakaar naa ne bari na loo xam ne danañ ko sikki te fekk xëy na doonu ci dara. monsieur Guèye am na point bu spécial boo xam ne bëgg naa ñu def ci taxaw seetlu muy la question donc de l'exploitation du gaz par exemple ñun bi ñu demee foofu ba interroger les populations donc am na ci ay ñu dëkkoon foofu ñoo xam ne déjà délogé nañ leen te amuñu wax ci li ñu wax parce que foofu ñu fi donc délogé nañu leen te amaguñu fu ñu nekk ñu ngi leen loger quelque part avec tout ce que cela comporte comme condition difficile alors est-ce que exactement noonu la demee est-ce que injustice bi ñuy wax sur la question de la pêche ak licence yi est-ce que exactement noonu la demee vous qui êtes un acteur dans la société et qui savez ce qui se passe. waaw xam nga du ma wax pour wax lu leen neex ba ñu jéppi ma ndax xamaloon ma waxu caaxaan mais danaa la wax lenn lu d'abord ci jikko Gendar ci jikko waa Gendar du nu fen lii saay da naan dañ neex a nax ndax boo dikkee lu mer état bu ñëwee digalaat leen dalaat seen xel ñu gëm mais amul benn problème boo xam ne yëngal nañ ko te du problème parce que problème bu bël bi depuis quand ñu koy wax Macron yëpp ñëw na fi ak président ban ko diggeeg loolu tax na mu réglé mais problème licence de pêche yeeg yooyu bis bu ne nga dégg ndax bu nu waxee ne gaal yi ñu koy jox représenté wul n'est-ce pas le centième ci gaal yi nga xam ne ñoo nekk déjà loolu du problème ndax minorité bi ñu koy jox yeesaay dafay boole day jaxase et ensuite danañ la ko jox ba pare réglementé wuñu diggante bi ak intermédiaire ñi nga xam ne ñooy ñëw indi financement yi ba xam ne da ngay dem ñu jox la nga kuti da ngay indi sa gaal ñoom ñu am lu ñu joxe yeesaay nga dem ci géej gaal nga def fa pourtant bor bi daf lay topp ñoom benn risque defuñu ko benn risque amul ci ñoom yow yaay perte ba pare ñu lay fayu mu doon aussi ay bor yoo xam ne du jeex mukk boo demee foofu ñu créer la Mauritanie ñu créer le problème ñu fekk si la Sénégal créer le problème kon nga xool ne loolu di beneen bi gis nga Gendar bu dul woon loolu sax dafay étouffé parce que gisoo kii bu ndaw surface bu ndaw ak li fa dëkk te nag gouverner c'est prévoir dégg nga am na zone yoo xam ne tey jii diggante Ngalel dégg nga ak Xaar Yàlla 7000 et quelques parcelles a ngi ci mais kooku dañ ko war joxe en toute lucidité joxe bi moo di nañu xool d'abord ñi nga xam ne am nañ ci soxla ñi nga xam ne amuñu fu nu dëkk mais bu fekkee da ngay xool ne parce que kii sa nit la am na déjà fukki terrain nga ñëw yokkal ko kooku dama ne defaroo kon ñoom bu fekkee ne dañ leen jël ba pare organiser leen def leen mais boo leen yóbboo ci zone yoo xam ne bu taw ñëwee duñu xam ne ñuy def dégg nga fi nga leen dëkkaloo bu ngelaw wu yëngatoo sax mu dem parce que ay abri provisoire la dégg nga amul ay toilettes yu doy ci ñoo xam ne à l'aise lan mën a xam nga dindi leen seen kii naturel ñu sori géej gi nga xam ne moom la nit moo leen di dund ba pare nga yóbbu leen foo xam ne ci condition yoo xam ne ma ngoog looloo tax dama ne Ndar day ñëpp sonn nan de mais Gendar rek ci gën a raw.
ñëpp sonn nañ mais Guet Ndar moo ci gën a raw dégg nañ loolu nañu dellusiwaat ci bël bi nga xam ne mooy coow li. est-ce que du nit ñi dañoo xaw a yàkkamti tuuti parce que ñun information yi ñu jot donc état déjà lancé woon na appel d'offre bi ba Chine gañe woon ko Chine ñëw na ba fii gis ni liggéey bi dafa rëy mënu ko il a reculé donc jotaat nañ information ni état donc lancé waat na appel d'offre je sais pas France ou Eiffage gañe waat nañ ko est-ce que du nit ñi ñoo xaw a yàkkamti tuuti rek mais que état mi ngi def effort. waaw foofu laa bëgg a dem wax naa la ki la dëggal fukki yoon te bu ñu ñëwee door indi as tuuti matériel booba élection wa jege rek bu paree matériel bi demaat moo tax boo nee Chine du Chine parce que Chine en tant que nation lu mu mas a def naka xoolal stade yi mu ñu may ak yooyu yëpp da nga naan ay entreprise mais yaakaar nga ni bu fekkee ne appel d'offre jaar na normal ña ko war saytu ko dëgg-dëgg te amul lu ñu yaakaar ci suuf ci lu toy ne état danaan na dama jum ci société te mi ngi bëgg bari nag de parce que bari na marché yoo xam ne fii ci Sénégal dañuy dem ba ca digg ba ñu ne kat attanu ko gis nga ba ci sunu palais de justice bii fukki ministre ak de la justice jaar na fi ku fi jaar ma wax ma ne ma juillet dana pare ba tey dañuy boo waxee ñu ne entreprise ba dem na parce que attanu ko donc à partir de ce moment kooku c'est la faute à qui te xam nga ki nga xam ne mbir moo xam ne chaque jour ay bakkan di ci warat xoolal on est à 500 et quelques ñoo xam ne décédé nañ ci loolu kooku du sur priorité yaakaar ne ay terre ak yu ma xamul nga xam ne lañ cay def dégg nga ceer bi dafa doo ko dépensé ci bël bi loolu gën na nekk priorité te nee nañ décembre dégg nga dana commencé dox c'est-à-dire on se trompe de priorité et ensuite d'une façon sérieuse ñi nga xam ne dañu war saytu yooyu suivre que yenn saa yi dañuy lan cay am dégg nga mooy gën préoccupé par rapport ak faisabilité bi yenn saa yi dañu bëgg ñun ñu lu yomb. tax na dañu bëgg lu yomb. waaw lu bëgg lu yomb mooy li ma la wax c'est-à-dire booy seet marché xam nga marché yi les marchés publics ni muy demee surtout Sénégal dafa doy waar gisoo bu ñuy wax ne indice de corruption Sénégal nekk ca kaw ci pays yi nu gën a wax la bokk parce que lu tax gaa ñi fii marché bu nu dox daan laaj 10% am na si ñoo xam ne te daan monsieur 10% ba xam ne à partir de ce moment problème yëpp dañuy dem te ñu jàll dinaa la ci wax benn bu ndaw Ndar léegi boo doxee koñ yëpp wàññi nan leen rue yëpp wàññi nan leen waxuma sax liggéey bu bon bi rue yëpp wàññi nan leen te pourtant marché ban doon joxe marché rue yi na mu nekkoon standard ay rue yoo xam ne ay juróom-ñaari mètre la woon ñetti oto sax ñaar oto mën a gaari ba ne dem léegi ñaari oto sax pour ñu rombante problème la xam nga ki la fay ki nga def marché pour 7 mètres wala 8 mètres mu fay la loolu nga jël def 6 mètres moo ña koy saytu ak ña koy joxe nañ leen visité waat. D'accord benn question ci bël bi balaa ñuy jàll ci beneen pàcc bi ñu interrogé ñenn ñi ñoom dañoo gëm ni bël bi pour ñu defar ko soxlawuñu ay ingénieurs yu ñuy jëlee ci ay marchés internationaux il faut que ñu impliquer ñi pratiquer la mer te nekk parce que ñoo gën a xam mbir mi ni mu demee. waaw yow loo xalaat ci loolu. mooy xam nga. loo gis aussi ak li ko mën am na yoo xam ay ingénieur côté technique bi ñoo ko maîtriser ñoo ko mën a defar. waaw xam nga déjà bu ne ma Sénégal amul ñoo xam ne ay ingénieur yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci liggéey bu mel noonu buñ ko amul nag dégg nga kon ñun nan sawitatër yi. donc loolu moo soxla wuñu ingénieur yi ma ne xam nga c'est-à-dire xëy na matériel bi ak yeneen jumtukaay yi mais par rapport ak technicité beeg yooyu kenn mënu ko xalaat kenn mënul ne amuñu ko rawatina gis nga mbir booy def dara population ba mu concerné boole leen ci da nga leen ci war boole léegi loolu mooy démarche parce que kenn mata loolu dara da nga ciy boole sa population laaj leen ba xam te gis nga à coup sûr gis nga boo ci dégloo ñenn ñi au niveau de Guet Ndar barki démb waa IRPA bi ñuy def seen assemblée am na ku ci wax
te booba le ministre maire a ngi toog Mansour Faye directeur ANAM a ngi toog ñoom ñëpp mais la mu ca wax xam nga lu ñu wax ñoom après bu ñu paree ne société bu bees bi ñu koy jox dégg nga ci waxtaan wi danañ leen ci boole parce que li ngeen wax dafa am solo kon am nañ aussi une expertise locale boo xam ne mi ngi fi mais malheureusement comme tu dis ça pose problème puisque vraiment ce problème là fokk ñu jël ko dégg nga avec sérieux ñi ci war toog yëpp toog ci ñi ci war wax jox et enfin nag bi yoon mu doon pas ba ci digg ba ñu naan tamit entreprise bi ñu ko joxoon du waaja nanu seet entreprise bi nga xam ne mooy waaja génne xaalis bi ñu defar ko ba xam ne kenn dootu fi dee. ok ñu jàll ci beneen poñ te monsieur Guèye sànq jëlee nañ ci say propos donc nga ni xaritu le maire nga donc vous avez de bonnes relations tey buñ la laajoon yow nga defal ñu un bilan donc de l'actuelle mairie loo ñuy wax parce que wax dëgg yàlla ñu ñuy laaj ñëpp ils ont fait focus ci côté négatif dañ ne daal li mu liggéey daal taxu koo demee noonu yow nag kilifa nga mag nga wax ñu lu baax lu fi maire bi def lu fi maire bi liggéey loo xam ne mën nañ ci duut baaraam. waaw xam nga da nga ne. parce que fii sooxee ñëpp wax nañ ko. waaw léegi nag yow da nga ne naa jeex ci li nit ñi wax yëpp lan lañu wax daal lu dul dëgg nañu xool pour ma jeex lu baax xam nga boo demee bay naan nan jeex problème am na ndax yow da nga dem ci population man j'ai l'habitude de dire que ne man maire bi woteelu ma ka dégg nga woteelu ma ka tegu ma ka fi ñi Ndar bi am confiance ci moom tegoon ko fi ñoom ñoo war a juger ndax li doon xaar ci moom jot nañ ko wala de xam nga man pour man ànduma woon ak moom parce que dama ne woon mënu ko wante ñi ko fi tegoon ni mën na ko ñoom ñoo war xool ndax def na ko ma la defal ci wàllu relation humaine nii wax naa la on a les meilleures relations du monde waaw ku ma jox cër la ku mën jox cër la loo xam ne nag dama ko remarqué peut-être mu doon aussi ab conseil moo di ci démarche xam nga saa yi sa démarche dana la yàqal lu bari daa def sax jëme ci lu baax nga ne wante man te lu baax laa gi mais kat kenn gërëmoo ma ci xam nga lu tax parce que xam nga code des collectivités locales gox-goxaat yi la participation citoyenne daf ko def au cœur du dispositif citoyen bi du comme Sénégal nga xam ne président mooy def la ko neex fii du maire moo war def la dañ ne citoyen bi looy def naka xam looy def déglul xelam looy def na ci gis boppam kon bari na ci loo xam ne bala nga koy def da nga war a woo sa sañ-sañ da ngay woo ñi nga bokkal dëkk bi bu élection jotee jeex na bu ne kii nekkuloon moo nag demal surtout ak bu xaafanu Ndar yi nga xam ne ku mel ne Golbert ku mel ne suñ jëmm yu tuuti nga xam ne ñun ay décoru Ndar lañu kenn mënul wax Ndar te boolewuñu ci ni géej gi dex yu ne ak ton pont bi noonu la nekk ay symbole te toog tamit di dem ci nit ñi xam la xam nga nit ñi di dem ci gox bi ndax man bis bu ne ma wax ne leen gis nga ñoom ñëpp bis bu ne leen ku ma ci toppoon danaa la dugal benn roq ci Ndar boo laajtewul doo fa génn dégg nga ndax duñu dem fu ne man fu ne mën laa fa dugg xam nga diggante samedi ak dimanche moom mënoo dem fu ne te man chaque jour baa nga fi ku dee ma dem ku feebar ma dem ku ñuy génte ma dem ku ñuy ek dem donc à partir de ce moment je me promène dans cette ville te depuis 40 ans je ne fais que ça léegi kon xam nga loolu boo ko doon def di seet lan la nit ñi di xalaat laaj leen loo defati dañ cay ànd même gis nga ñi ci àndul woon comme que laaj nga leen rek dégg nga dañ ci dam mais bu fekkee ne yow da nga toog ña ngay entouré ak ña ngay laaj yëpp dañ naan liwu wiwu ak ña nga xam ne yaa leen jox ay ndomba tànk yaa tax dégg nga loo wax ñu ne ñii bu leen déglu dégg nga c'est une minorité de 0,1% seen wax amul solo te minorité yooyu ngay wax kat ñooy Ndar ndax ñoo fay yeewoo nit ñi ñoom leen gis bu nu neexee ci ñoom leen gis bu naqadee ñoom leen gis ñoo nekk seen wet bu dul loolu sax proximité boobu ak sympathie boobu am nga den doonu dara xam nga kon da ngay jël ay décisions yoo xam ne non seulement nit ñi duñ gis moom ba pare buñ la ko waxee nga tontu ci tontu loo xam ne day ñagas xam nga da ngay dem ba ña la soppoon ci Ndar sax reculer ndax dañ naan kii kat ni muy doxalee bokkul ak
li nga xam ne moom la Ndar xam nga xam ne modernité la xam teraanga la xam tey la xam yar la xam. ok yow daal bu ñu déggee bu baax li nga wax mooy li ñuy wax gestion inclusive amu fi. amu fi kooku moom je pense que boo doxee ci dëkk bi. laaj leen moo di loolu. ndax bari na fii loo xam ne def nañ ko fi wala ba ci wàllu stade bi. lim ne nañ ko fi def ci centre d'affaires bi nit ñi di waxtaan ndax xam nga ko mel ne man nga xam ne wax naa la fi ma jaar ci sport bu ma ciy wax man footballatuma mais parce que sa histoire la terrain bi ku ko reyaale ma parce que nag man sama lépp fi la fekk ak ñeneen mais kooku yëfu waxtaan la. mais bu fekkee ne ñi ngi dem waxtaan mais parce que d'accord noonu ñi d'accordul ñëpp duñu dara ah ñi d'accord ñooy noonu xam nga loolu donc nit bu waxee da nga ko woo wax ne kat li tax nga wax ni par rapport ak la nga pensé xëy na sax bu leen waxtaanee da ngeen jubóo mais bu fekkee ni tout de suite da nga ne ku xalaatul ni ma xalaatee rek du déet dégg nga loolu day dem ba xam ni day créer des problèmes. même affaire ambulant yi dëkk bu toy na Ndar benn centre commercial am fi te moom digaloon nañu ko ndax bi mu ñëwee daf ne 6 mois bu ñu ko fi tegee. dana ko fi def te booba ci avait des partenaires yi ko doon def mu ne dans 6 mois dana fi def centre d'affaires 6 mois plus 2 ans 5 mois plus 2 ça fait 7 ans maintenant ba tey ñu ngi koy xaar suñu marché yi dee yi rek ba tey ñoom lañu yor malgré que nag dëggalatu nañu nee na buñ ko fi bàyyee. te nu defal ay marché yu baax. wante de ba loolu day moom de soxnaam dugg fi moom dugg fi man de maa ngi bëgg a dee sama soxna ak sunu ñi fi dëkk day parce que nag janax yi day ak salte beeg xañe yeeg yooyu sonal nañu ci marché bi. waaw macha allah donc loolu c'est côté population bi donc da nga jàpp ni population bi daal xawuñu leen impliqué trop ci ni ñuy doxalee maintenant buñ la jëlee yow mi nga xam ne conseiller municipal nga. mairie bi doxalin bi foofu jusqu'à quel degré les conseils municipaux sont impliqués dans les prises de décision par exemple. xam nga mairie yi ni muy doxee moom la mairie Sénégal yëpp di doxee moom la assemblée nationale di doxee moo tax fokk ñu réfléchiraat ci choix wu conseil yi parce que ñoo majorité 3/4 bi bu ñu ñëwee xam lu leen intéressé parce que maire bi samedi dimanche bu amee temps la fi ma nekk parce que ministre lundi ba vendredi Dakar la neen waxante dëgg dégg nga bari nit ñoo xam ne xam nga nanu gaaw sax ak conseil municipal bi gaaw ba nu déyoog moom fekk ci bureau avant ñu ñëw yenn sujets yi avant ñu ñëw bureau ba ndax bureau bi ku bokkul woon ci mouvance am bokkoo ci dañuy waxtaan tënk seen tënk di ko conseil waxtaan ñoom ak seen major waxtaan loo wax bu dee intérêt Ndar moo la ciy dugal mais majorité bi dañ naan bu ñu xas wax daan ne sax maître de li mu xalaat baax na wala du li mu xalaat baax na de wante bu ñu xoolee ñee ni leen la ñu bëgg même bu dul internet dañuy yëkkati wote. dama la ciy jox benn exemple bu ndaw gis nga pont Faidherbe bii ñu defar weñ yi ñu njëkk yëpp dañ remplacer pont bi dégg nga président Ablaye Wade ci bëggam Ndar ci baaxam dégg nga moo ko may Ndar kii public may naa leen ka ñu jaay ka xoolal pont boobu yëpp weñ googu yëpp ñu jaayee ko 180 millions ñu indi ko conseil municipal ne 150 millions yi booy dugg Ndar gis nga foofu ñu commencé zinc ne dañ koy zingué def fa mu rafet def fa sax et ay terrain bu ndaw léegi 30 millions yi nañ ko jël fii nga xam ne mooy maison de l'île nañ ko sëkkee ni may dégg bi ma ñëw ma ne man de jaaxle naa man de bu neen sama sago ñu xoolaat ndax 150 millions yooyu nga dem defe ko fuy rafet comme ni ngeen ko waxee ne parce que kuy dugg gis Ndar mu rafet te ci gannaawam mooy gannaaw raay mooy jàmminaar moom laa la wax ne tawu ñetti at ba tey ma nga fa te ñooñu ay fakk tëdd la c'est-à-dire boo gis nga bis yi ngay gis ñuy jógee di dem ay GDS yëpp di fa liggéey ak faneen jigéen ñu am job foofu ñu ñooy cité presque dafa bari foofu ay cité dortoir mais ñooñu boo leen waxoon amul école amul lycée
dégg nga dispensaire bu baax sax amuñu ko mais loolu créé woon ko def ko wante nga ne nan ko def pour kuy dugg Ndar xool ne Ndar rafet na mooy setum ganaar c'est-à-dire ci kaw rek mais loolu priorité la xam nga ba ma waxee loolu ku dëkk Pikine de moo jóg daan na loolu ba tey baax na mbaataka ci ñoom la bokk ñu ne 30 millions ñu ne dañuy sëkk maison de l'île te yëpp a ngi ci biir parce que maison de l'île defar bi état du Sénégal budget de l'état moo ko jox AGETIP pour 400 millions ñëpp a ngi may dégg parce que document yooyu la ñu joxe mairie bi 400 millions xam nga ne état buy jox AGETIP nekk marché lépp du ci nekkam lépp a ngi ci teewul ñu ne suuf man leen waaw man day dama jaaxle man yàlla dafa def dégg nga dañuy wax ne man ak sama benn mag dañu am la maladie de la pierre dañuy toj tabax di toj rek dégg nga ma ne ko man du ma ingénieur maa ngi defaral sama bopp. boo ko defar rek ne la dañu dem ñii laa ko bëggee. ma ne ko ñett moo am suuf 4 mètres cubes am 8 mètres cubes 16 mètres cubes. 16 mètres cubes bu moo ëpp mi ngi jar 50 000. am na ku ma dendal conseil mu ne ma 40 000 boo jàllul pont bi ndax maison de l'île ma ne ko nan bàyyi 50 000 ma ne ko nan diviser 30 millions par 50 000 ça fait 600 camions. ma ne ko nga jël 600 camions par 16 mètres cubes ça fait 9300 mètres cubes ma ne xanaa Ndar yëpp ngeen di sëkk. xanaa Ndar yëpp ngeen di sëkk c'est pour dire dégg nga xoolal sunu maigre revenu yu ñu am. loolu nga jëloon ko xar yàlla nga ne ñu am problème. am na zone yoo xam ne bu ñu la waxee Ndar ñi ba tey ils ont des problèmes de courant ils ont des problèmes d'eau waxuma sax courant ndox ci quartier yi gën a doy waar ay roq yoo xam ne ñoom duñ fa sax dem duñ fa dem dégg nga yaakaar naa booy xool de priorité wante nga ne naa defar terrain ci wetu foo xam ne route nationale bi keroog dañu ree man leen mais boo ko defee bal bi jàll day boo demee dootoo am bànneex boo def naa sa waa ka dootoo am bànneex ndax boo demee oto bi dana la fagaagal nga dee nga au lieu de marche à l'aaxira nga mais yéen les conseils municipaux yi bokk ci mouvance présidentielle bi est-ce que aussi méthode yi ngeen di xeexee entre guillemets est-ce que aussi baax na quoi pour ngeen mën a en fait contrebalancer un peu la pression de la mouvance présidentielle foofu. waaw très bien c'est-à-dire d'abord au niveau minoritaire xam nga ni ñu concevoir les listes au niveau comme assemblée rek xam nga day am déjà raw gàddu. raw gàddu déjà boo amee raw gàddu bi presque am nga majorité. yoo xam ne yëpp yaa ko moom te ku la abal bët fu mu la xool loolu ngay xool. ba pare lii nga xam ne mooy liste proportionnelle bi ñu ñëw jëlaat looloo tax ñuy am et puis doo dégg adage bi même assemblée ne la majorité est faite pour gouverner waaw mooy nañu wax ne mooy jaay doole. c'est-à-dire lu ñu bëgg mooy nem waaw bu ne ñun ay juróom-ñaar lan te yàlla xam ne waxuma sax man mais gis nga foofu ñi nga xam ne dañu ñëw bokkuñu ci mouvance présidentielle indiwu leen fa ay conseil ñu fa yàgg ñëw leen ñu am expérience te ce que j'ai noté li ma noté mooy bi gars yi amul kenn ku ciy wax parce que da ngay wax pour opposition dañuy indi ay kii constructif li ma la wax léegi ci pont bi ci kii bi critique xam nga dégg nga mais lu nu mujjee dana woote ni mi maire bi wax 150 millions yi nañ ko def fale 30 millions yi nañ ko def sable te naa la wax lee man am naa benn xarit conseil municipal boo xam ne mi ngi dëkk en face maison de l'île nee na lu mat juróom-ñaari camion dugg fa. macha allah ba tey ci point boobu donc mooy laaj bu mujj bi yéen par exemple conseillers municipaux yi nga xam ne bokku leen ci mouvance présidentielle yéen bu fekkee ni jël nañu ay décisions yoo xam ne àndu leen ci wala bu fekkee ni yéen indi ngeen ay propositions yoo xam ne jàpp ngeen c'est des propositions constructives ñële rejeté ko c'est-à-dire yan recours ngeen utiliser wala ngeen mën a utiliser sax pour askan bi xam ne wax dëgg yàlla indi ngeen lii proposé ngeen ko waaye ñële nanguwuñu parce que aussi bu ngeen indee ñële bañ aussi yéen nga ne wax dëgg yàlla ñooy majorité mënuñ ci dara nañ toog loolu aussi yomb na de. très bien xam nga li nga wax dafa am solo moo tax léegi ñu jël démarche contraire bi ndax loolu moo daan am te daf daan metti yow nga dem wax déedéet ñu wote waaw nga génn xam nga askan bi luñ daan wax. ñun lañu xam te naan boobu ana ñoom maître
seen bëgg ndar bu wax kon lu ñu fay jëriñ. Bien sûr. te pourtant du ñu xam. débat ak xeex ba nga fa xeex. léegi moo tax dañuy anticiper. te anticiper boobu fu ñu ko wékk li nga wax gis nga li nga wax c'est un devoir boo xam ne code des collectivités locales moo ko wax. ndax code bi dafa wax loo xam ne amul maire bu koy respecté suñu bosam si raw ndax code des collectivités locales dafa ne gis nga réunion conseil municipal bu ñu koy def. dégg nga convocation bi na am ordre du jour bi. ok ak documents yi nañ ko yóbbul conseiller bu ne ba këram wante nan ko taf ci buntu mairie bi ci tableau. taf ko ci xam nga avant pour citoyen bu romb xool. waaw xam nga kon kii pour mën xam bu nu ñëwul sax ci yow daa par d'autres canaux daanu manifester pour nga xam ndax yow décision yéen fa war def mooy décision askan bi gën a war discuter. dégg nga code bi loolu wax tamit ne ku mu ñëw ne jur ku mu neex ñëwal toog code bi wax tamit ne gis nga boo nekkee sa kër citoyen bu mu neex mën nga bind maire bi nekkat budget bi wala tel PV dama bëgg liñ koy soppee ngi nii dégg nga frais yaa ngi nii yónnee ma ko dañ la ko war yónnee xam nga kon nëbbuñu dara askan wi exactement dégg dama la ciy jox exemple bu ndaw bi ñu waxee ne dañuy def tuddee soppi tur yi fii bii ne benn bi avenue bi gën a mag dañ koy tuddee Macky Sall dégg nga am beneen boo xam ne dañ ne dégg nga rue de Paris dañ koy soppi moom tamit yooyu yëpp mais bi ñu waxee loolu dafa nekk ci ordre du jour bi citoyens yi xamuñu ko woon mais buñ demoon woote ka waxuma sax fii mais rue de Paris boobu ñu mënoon soppi nga xam ne Fama Mademba la 1912 dégg nga mbënd gu njëkk Gendar si la jógee dëkk foofu ay sët taata ma nga fa ñoom xamuñu kii mais tey jii bi ñu ko waxee fexe ba mu génn waaw fexe ba mu génn dégg nga ndax ba mu jógee loolu mënu ma ci dara dama woo koo xam ne am na site bu ñëpp xam ma ne que lii foto ko génne ko ndar wax bala ñu koy wote ji pourtant ci xamuñu ci ndax dañu am groupe boo xam ne conseil municipal la ñu naan ki ko wax conseil yak ko jox boo mu di wata ko ba ma ci keeñee dama ne leen da ngeen di laaj nit ki ne leen li mu wax fu mu ko teg ak fu mu ci jublu fu ma ko teg texte yaa ngi nii texte yi xamu leen ka yéen du ngeen xool sax pour xam lan mooy rôle conseil fi ma ko teg mooy bëgg dimbale Ndar ak sàmm suñuy der ndax ñoom xamuñu mais ñun ñu dëkk Ndar xam nañu ni lii ñu bëgg changer baaxul. ok mais est-ce que loolu fekk la ci toole ba ca nekk moo tax en passant par le président ak yëpp ne leen non reculer moo tax mais bi reculer te ñëpp déggoon na mu ne dara mënu ma ko tey def ñu reculer dégg nga mbirum Sade bi même chose bi mu jógee ñu dekk dégg nga xam ne bu eggee conseil municipal dégg nga forage dañu ci jug xeex ci ba actuellement xëy na bàyyiwul xëy na day teg ba ne buñ ko falaatee mosoo ko yëkkati mais au moins teg na ko pour le moment c'est-à-dire loolu la ñu léegi li nga xam ne waroon na ko li code bi wax ne population bi nañuy xam ba ñu xam seen xalaat pour mën ko jëfee léegi foofu la ñu mujj parce que nit ñi dañuy fàtte ni bokkul ak assemblée moom dañ la jox ay texte yu ñëw mais fii xam nga li ñu jox citoyen bi droit yi ñu ko jox pouvoir yi ñu ko jox fii ci maire bi joxuñu ko citoyen bi assemblée kon ñoo ko waroon utiliser fii di feeñ ba citoyen di xool mooy li ma la wax kii inclusive boobu di dem xool citoyen bi lan la wax pour def ko mais bu fekkee ne yow ci sa bopp la nga xalaat la nga bëgg la nga gis ngay def te boole wacc ci citoyen bi looloo tax ma ne c'est la difficulté majeure du maire. ok est-ce que effort yi yooyu nga ci def sa yeneen i moromi conseillers municipaux yu bokkul ñu mouvance présidentielle pare nañu pour def ko. donc ñun déjà. parce que mbir mi aussi question de rapport de force la. waaw dama la wax ne gis nga lii ñuy def wax naa la léegi ne la ñi bokkul mouvance présidentielle xeex yëpp dégg nga ak kii yëpp ñoo koy bokk. ñi gis wax naa la. foofu ils font honnêtement amul animosité ay débat yi mais les gens dañuy poser les questions. te amul kenn koo xam ne da nga ciy poser question. parce que sa bopp wala par animosité wala et cetera loo kii rek c'est les débats citoyens mais nag bu fekkee ne ñu ngay defanteeg débat citoyen ñu ëpp doole ji ñoom seen xalaat am na ay calcul politique yu bokkul yow dégg nga démarche citoyenne ça pose toujours problème mais kooku mënoo ci dara
mais da ngay bàyyi rek population bi ndax population yi plus en petit dañuy dem ba à partir de souvent à un certain moment ñoom ci seen bopp ñooy def ñoo lay wan s'ils acceptent encore ce profil wala dañ koy rejeter en tant que. ok je vois ñu dugg ci point bu mujj bi di point bu rëy Maître Aba Talib ak politique donc bi mooy avant dernière question bi dellusiwaatal ak sénégalais yow lu la dugal ci politique ndax nee nañu yaa ngi xëcc mairie bi. waaw dëgg ma xam nga yaa ngi. est-ce que am nga parti d'abord ba pare. est-ce que am nga parti ba pare. waaw xam nga bi nga xamee ne dama gis démarche moo di les politiciens professionnels sont très forts. xam nga bu ñuy ñëw dañuy seet même ci dëkk ba ñoo xam ne am nañ assise sociale ñu ne la kaay bokk. ñu ngi gis nga boo paree dañ lay weq fale yow dootoo jouer benn rôle alors ci loolu laa ne léegi comme que avantage ñoom bi ñu am rek mooy leen parce que dañu am sésame xam nga dañ naan toujours parti wala coalition de parti loolu tax ma ne kon nañu wuti récépissé man gëmuma récépissé parce que du ma structurer parti mooy rek pour permettre loolu mettre ko à la disposition de Saint-Louis dama bëgg loolu laa la wax à la disposition c'est-à-dire en quoi faisant dama gëm ne gis nga mairie bii ñi fi war toog moo ñu fiy fanaan ñi ñu war tànn waroo tànn parce que xaritu maître nga wala affinité maître nga wala nga faral nga maître dañu war seet profil yi nga xam ne ñoo xam ne bu ñu demee développer ville bi waxuma ne ñu fi dul fanaan amuñu ci wàll de am nañ ci wàll mais ne samedi ak dimanche dégg nga jox leen ma seen dëkk bi man bu ma ñëwee hôtel laay fanaan aw ma fi kër dégg nga fayu ma fi eau fayu ma fi électricité te yooyu ngay fay dafa am luy dem budget bi contribué woon suñu budget ne man maa fi gën a intelligent jox leen ma seen dëkk bi comme ça je vais vous développer jox leen ma danaa leen laaj li ngeen bëgg def ko ñun duñu laaj kenn lu ñu bëgg ndax ñun dañuy vivre Ndar xam nañ li Ndar soxla moo tax loolu cet citoyen man je ne suis au-dessus de personne wax naa ne kenn ëpp ma ci légitimité dama ne boo demee ci citoyen par rapport ak action citoyenne bu ñuy comparé def naa kenn du taxaw sama kanam modestie à part parce que je suis incrusté dans le tissu waat man lu ma am jox ko Ndar ma jox la mais lu ma am delloo ko. ok mais parti am na solo ci ku am ambition politique. yow amaguloo parti donc. am naa am nga parti. oui convergence pour une nouvelle citoyenneté. mais da nga wax ne doo ma dégg présidentielle. doo ma dégg législative c'est-à-dire à la disposition de Saint-Louis bu ñu demee ba war def liste. pour les locales nga xam ne benn parti du ñu imposer son dictat c'est-à-dire à partir de ce moment les citoyens qui sont là si bu ñu d'accord dans un consensus. def recul waaw mais ñii di wax yëpp trois bi amuñu fi kër. on les voit samedi dimanche ce qu'on voit maintenant c'est un maire résident bi ñuy xool nag di xool je ne suis pas le seul mais ñu ne parmi qui sont seuls day yaakaar naa am nañ soxla ci maître ñoom ñoo ne commencé ka maay seen candidat. ok donc yow déclaré wu sa candidature mais nit ñi ñoo ne dañu bëgg ma nekk candidat et ils sont en train de wax nee naa leen nag fu leen demee yéen a koy liggéey te chaque jour fe ñekka ca di waxtaan sans tambour ni trompette te bari na secteur d'activité ci nekk li ñuy waxtaan ndax xam nga lu tax dañu maire buy fanaan boo xam ne du am miracle comme ñoom maa la mën defaral Ndar jox leen ma samedi dimanche moo ñëw daan def dañ ne déedéet nanu seet koo xam ne nit ñi xam nañ ko am nañ ci moom yaakaar am na ouverture bi dégg nga yëg na nit ñi am na disponibilité nekkat buñ ko jiitalee équipe d'abord jiital xam nga ñii dañ ne man je forme une équipe ñii dañ ne équipe ba pare ne buñ ko jiitalee mu xam ne ñoo ko jiital xam nga ki nga jàppale puusal ko oto bu bu paree mooy li fi am xamatuma numéro am gisatuma ko lam ma waxoon fii da nga koy def koo xam man nee naa leen du ma fen parce que kenn mënu ma fi wut 15 minutes te gisoo ma boo ñëwul terminal demoo sama bureau demoo sama kër dégg nga taxawal pont bi fii wala fee 15 minutes danaa yéeg wala ma wàcc te yaa fi waxoon laay bañ ndax boobu ba léegi depuis 40 ans maa ngi koy sàmmi avec les Saint-Louisiens di dox ak ñoom ak gor di def ak ñoom dégg nga ak disponibilité ak bëgg leen ak bëgg dëkk bi xam nga kon man mënu ma ci parce que man ma bañ doon ak ma doon dara sama kër a ngi fi Ndar bu doon lakk du ma dese dara dama wax gaa ñi di wax rek nag nan waxante dëgg de ñoom ñi seen kër yaa ngi Dakar bu ñu doon lakk seen dara duñ ko fi defal te ku si ne nag
buñ la joxoon suñu maire bi pendant 5 heures de temps daan toog di la xaar bu nuy lakk daa ñëw fekk ñu jeex tàkk. man nag bu ma ñàkkoon jom ba tëdd di nelaw fa la ñu fekk sama kër ni ma yaatal nelaw may tallu nelaw jóge ma bëgg nag mu clair waxuma man sama jëm. ci consensus bi nit ñi di bëgg a def dégg nga pour waxtaan autour d'un candidat boo xam ne mën nañ kat dama ne bii jeexi kaneen ku nu seet ci Ndar dama ne man critère bi nga xam ne rek du ma ko négocier ti mooy maire bu dul fanaan Ndar kaneen ku nu yëkkati ci constat bi ne moo ñu gën a doy mais topp ci gannaaw ma topp ci gannaaw li ma am yëpp jox ko c'est pas ma personne qui est devant mais dama mënatul muñ ce que nous vivons ñun ñoo ko vivre ñun ñoo koy subir jusqu'où on va continuer des gens yoo xam ne ña nga toog Dakar bu ñu ñëwee ay oto la ñuy dal wala ay kër maam ak ay dégg nga amuñu fi dara seen jabar yi dugg ñu ci marché yi fajowuñu ci journée dara ñooy souffrir ñun ñu continuer nañ leen ko jox samedi lundi boobu vendredi ñu nekk ca la leen neex en Dakar dégg nga bu ñu ñëwee week-end ñëw tuuti temps ba ñu jox bu ñu amee temps dem il faut que ça s'arrête. ok ba tey lii day dugg ci laaj bu mujj bi ñu laajoon léegi tey ñi la wóolu ba jàpp ni yow war ngaa mën a jiite mairie bu Ndar bu yàlla defoon ñoom ñu fal la wala Saint-Louisiens yi fal la à partir de ça ci ñoom li ñu wax yow lan mooy doon sa priorité. buñ la falee. xam nga problème bi mooy. lan mooy li nga xam ne buñ la fale rek da nga naan ëpp bii moom. ci priorité ba dama ciy taxaw. ba ne xam nga léegi da nga ko presque yow tontu sa bopp ndax da nga ne ñoom xam nga ñi nga xam ne dañu ne maître na jiitu. nga fekk na ñoom ci seen bopp xalaat nan xam nañu lan war a def ci dëkk bi. tey jii bu ma la waxee ne man kat boo ma joxee lii moom laa lay wax damay bañ def pièce ne defar naa yëpp bu leen ñëwee am naa dégg nga xel mi am naa xalaat bi. man dama gëm une démarche participative inclusive. les citoyens les problèmes on les pose on les vit xam nga li ngay dund. moom la kii di dund moom la doon ndax tu n'as pas besoin di wax di naan leen lii. wax naa la Saint-Louis tout est priorité. dégg nga mais dafa am ay secteurs yoo xam ne ñoo gën nekk encore la priorité dëkkandoo dégg nga on a ici des espaces yoo xam ne nit ñi fi dëkk ci espace yi ñi dëkk sur la promiscuité ay genn ak yooyu c'est distribuer que d'une façon citoyenne dégg nga en tenant compte de leurs difficultés defar ka nag defar boo xam ne dana mën permettre déjà nit ñi parce que dafa am yoo xam ne c'est un minimum. gis nga nit ñi bu ñu amee fu ñu dëkk am fu ñu fanaan dégg nga faju ci biir bu dir benn confidence Sadio Mané 300 millions la defari hôpitalam Mbale mais danaa la wax de bëgg naa terrain bi de omnisport bi ñu wax nan ñu ko defal mais tey de bu ñu ma laajoon laaj doomu Ndar yi pour 12 milliards danañ ne 2 milliards yi nañ jël defalaat que stade Mawade stade Mbabacar Seye te 12 millions yi boo ko divisé par 300 ñaata hôpitaux nga ci am. école Ndar yëpp a ngi daanu. école Ndar yëpp a ngi daanu marché yi dee wax naa la mënuñu fi def benn usine boo xam ne 200 wala 300 millions muy liggéey yaa booy bi. c'est-à-dire li nga xam ne mooy suñu koom-koom amul benn centre commercial boo xam ne ñii nga xam ne ñooy taxawaale ci mbedd mi ambulants yi nga leen di dàq saa yu la neexee bu la neexul nga bàyyi leen fi di leen fay ay taxes. bu nu demoon duñ jaay ci mbedd mi. c'est-à-dire dañu am des besoins primaires de survie au niveau de Saint-Louis yoo xam ne dañ koy dund et c'est facile à régler dinaa la ci jox benn pour le problème des ordures yi fu mu duggee di suñu kër yi fu mu duggee ci suñu koñ yi xam nga ñun fi dëkk xam nañ loolu léegi pour dindi ko chaque jour nga kii bu ñuy nettoyer bala ñuy dellu nit ñi tuuraat amuñu xelu ne kon nan jëli boo ko jëlee ca koñ ya jëli ko ca quartier du egsi fan ngay tuur mais da ngay dem ci réew yëpp lan la ñuy def xam nga sachet yu noir yooyu Europe ak yëpp da nga koy jënd à des prix dérisoires mais tey jii bu fekkee ne woon da nga ko dugal ci quartier yi dégg nga fexe ba lii nga xam ne dégg nga dañ ko doon def les conseils de quartier nga xam ne waroon nekk répondant wu maire yi ci quartier nga xam ne jeunes yi mag yi yëpp a ngi ci seetal bu ñuy def setal ci koñ bi paa yeeg ñëpp ay ñëw ñii indi ndox ñii ñëw daa gi sax ku wale parce que ñoo ko moom foofu jeune boo ci fayoon 100 000 nekk ñëwal nettoyé ma buntu xaw ma saaga la mais fexeel ba loolu jox leen ko
ne leen écoutez budget bi dana am loo xam ne dana leen ko ci jox yéen ramassage pour ordure yéen ay secteur fexe leen ba kër gu ne def sachet ci bunt bi dégg nga yéen nan lañ mën def ba tel point ngeen koy def mairie bi da ngay ramasser rek mais kooku foog nga bokk xam nga bu fekkee ni ñoom xamuñu ñëwuñu dëkkuñu fi te laajuñu ñu fi dëkk duñ leen mën wax lan xam ne buñ ko defoon tey ñu mu arrangé nu mooy li ma la wax c'est-à-dire en fait man j'ai pas besoin di naan programme lii la parce que le programme c'est nous c'est ce qu'on vit chaque jour. C'est-à-dire suñuy problème suivant priorité ni ñu ko bëggee ñu réglé ko. macha allah donc àgg nañu ci cappaandawu émission bi lan mooy sa dernier mot. waaw sama dernier mot mooy di leen santaat ci ñëw bi ci démarche bi rawatina ci li ngeen dem fu ne pour xool problème mu Ndar li ñuy ñaan rek moo di mairie bii lu jëm yal na yàlla tànnal Ndar li gën ci moom yal na yàlla tànnal Ndar ki gën ci moom boo xam ne dana yërëm nit ñi dana nekk lu tax rek parce que il est au chevet des populations li ko intéressé mooy dëkk bu développé ko parce que dëkk bi la nekk moom la bëgg moom lay dund. macha allah espérons que sa kàddu jàll na foofu agsi nañu ci cappaandaw émission bi donc di leen remercier en premier vous maître Abba Talib ci sa disponibilité di jox rendez-vous internautes yi fii ak diir ak beneen invité toujours dans le cadre du site des sites d'information Banlieue Web ak Total Info jërë ngeen jëf.